Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir chers téléspectateurs yéen ñuy suivre sur la TMS TV ñu ngi fi en direct sur la VDN 3 VDN 3 nag bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci le cabinet médical du grand marabout El Hadj Thierno Moulay Sow et sur ces images ngeen gis oto bi le véhicule à bord duquel il a pris place est en train de stationner ici devant la porte du cabinet El Hadj Thierno Moulay Sow donc mu doog a yegg si nii avec bien sûr sous l'œil vigilant de la garde rapprochée ils sont bien là présents pour accompagner l'arrivée du marabout mu doog a yegg si nii nag ñu gis ko tey ce mardi la deuxième sortie du marabout c'est vrai avait eu lieu le 8 janvier samedi vous vous rappelez vous avez suivi les images et tey mu nekk la deuxième sortie tey nekk le mardi patients yi toog ci biir nag di ko xaar accompagnateurs yi aussi di ko xaar mais nag ñu xam ne rek ci ay jamono yu néew incha allahu rabi le marabout va déménager d'ici pour nag dem ci immeuble bi mu jënd fii de l'autre côté à Diamalaye comme on le dit souvent les pieds dans l'eau immeuble boo xam ne ni R+3 la dans quelques semaines dina fa déménager nag dem fa alors il est là bien arrivé alors superbement habillé comme d'habitude c'est vrai duñ koy faral di waaw mu ngoo gis nga le signe d'Allahu ndeysaan saa bu yegsee dafay sàbbal borom bi julliwaat ci sangu-sang yi nga xam ne mooy référence am bien habillé le marabout El Hadj Thierno Moulay Sow alors yegg si nii nag ngoone sa sëriñ sa marabout nga bëgg ko trop ah adduna bi fonk ko ci li muy liggéey moom moo yegg si nii comme d'habitude rek est-ce que war nañ wax ne sañse na ah waaw mu ngoog daa def tey bleu turquoise bu baax noonu sañseeti nañ rek la ñuy wax ndax sañse yëfam la ni ma koy waxee ci saa su ne heure bu yeewoo sañse logi lay jaar macha allah mi ngi noonu sañse moom yëfam la macha allah moom sapeur pompier la heure bu génnee rek day tàng jër fu metti rek lay génn mi ngi noonu defati bleu turquoise bu ne muut ci mim réew mi ngi noonu les frères rouges le meilleur marabout de sa génération mi ngi noonu le jantal Mara Thierno Moulay Sow macha allah les frères rouges le meilleur marabout de sa génération kon nag doyen mi ngi noonu di wàcc ni nga koy waxee ci saa su ne sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole sëriñ xam-xam sëriñ baatin mi ngi noonu borom baatin baa ngi noonu borom baatin bu diis bi mi ngi noonu le meilleur marabout de sa génération man am habitude naan ko l'attaquant des djinns le défenseur des humains mi ngi noonu les frères rouges macha allah gis ngi noonu les chaussures en tigre macha allah taay yi defaat na beneen grand bu sauté bu baax ci suñu sëriñ yii daal lay def macha allah mu nekk sëriñ xale stylé mu indi beneen style bu marabu ci saa su nekk noonu doyen ndax sëriñ dañ leen doon xam comme ni ma koy wax ci saa su ne ay faaru mbaam macha allah ñi sol ay mbubb yu oyof moom mu ñëw indi li nga xam ne nag macha allah gis ngeen ko noonu grand bu sauté toujours ni mu koy defee noonu sañ seeti macha allah mi ngi noonu def turquoise bu baax bleu turquoise bu baax macha allah toujours rek ni ñu koy waxee ci saa su ne ndax madame Sow mooy tànn couleur yi mi ngi noonu defati toujours en tigre def ay dàllu tigre yu baax yor saagam waaw. non couleur bu nekk moom yaakaar naa ne série lañ ci am. ndax moom fu mu toll ni bu ñu amoon beneen tissu boo xam ne pour góor bu ko gën a fort gën a nekk au top waaye dañoo xam ne ne jasneer moo nekk au top ndax sëriñ bi bàyyiwul dara ci sañse lu mu sol rek xamal ne ne am na ci série ndax macha allah noonu lay demee ci saa su ne muy sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole mi ngi noonu borom xam-xam bi borom baatin bi mi ngi noonu mooy les frères rouges qui détectent le mauvais esprit tey nag mooy mardi buñ ko waxee kër sëriñ bi muy jour bi nga xam ne ne macha allah jinne yi fii la ñu faral ñi nga xam ne dañuy faju si te duñu daanu ci la ñuy gën a ñëw pour jël si li nga xam ne moom mooy seen garab kon nag mi ngi noonu waa jaa ngi noonu di ñëw jàmbaar jaa ngi noonu may leen ma ko loxo Thierno Moulay Sow les frères rouges mi ngi noonu di ñëw jàmbaaru l'islam
mi ngi noonu di ñëw le khalife général des Moulé jàmbaar jaa ngi noonu les frères rouges qui détectent les mauvais esprits kon mi ngi noonu ki yàlla jox kun fa yak kunu jinne macha allah mi ngi noonu ba tax na àdduna wërngal këpp fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw ndax xam-xam ak baatin bi nga xam ne yàlla da koo def ci moom ba muy jàkkaarloog jinne yi ñuy daanu di jàkkaarloog jinne yi ñuy prier mi ngi noonu ci saa su ne kon nag mi ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu di ñëw ki nga xam ne moo xuusoon moo ñaajoon may leen la ko sama waa ji jàmbaarul islam le multimilliardaire de Seydina Mouhamed jàmbaar jaa ngi noonu ki nga xam ne mooy fekk jinne yi pénétré wu ci yaramu doomu aadama mu rocci duma daan dugal ci diine l'islam mi ngi noonu daal def grand boobu sote bi xew ci jamono sëriñ sañse sëriñ feeling sëriñ physique sëriñ doole sëriñ kattan sëriñ xam-xam sëriñ baatin les frères rouges surtout Soundiata Keita baa ngi noonu dama ne Soundiata Keita sa maam dama ne lawlooy sa maam lata kala bey sa maam tumal kala bey sa maam tubaari kala macha allah jaari Keita sa maam Simbo gaynde gaa ngi noonu le mburo di alburaar Simbo gaynde gaa ngi noonu xuusal ñëw ñaajal jàll réew mi dafoo fi deli le marabout de tous les dangers mi ngi noonu waaye bu ñu nee danger na solution Pula Sow macha allah jàmbaar jaa ngi noonu say taalibe ngi nii taxaw tubaarikàlla macha allah borom mule yi borom le khalife général des mule association Daaru Lay waaye tàccu leen seen bopp macha allah le khalife général des mule mi ngi nii ci réew mi waa association Gambia d'accord nañu waa Gambia d'accord nañu waa France d'accord nañu international d'accord nañu Gambia d'accord nañu monde entier ñëpp d'accord nañu tu es le meilleur marabout de sa génération waaye tàccu leen suñu khalife général kulli jinne mi ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu kenn du moom ci mim réew Simbo gaynde gaa ngi noonu gaynde ci diggu manden waaw Astou Gueye da ngay insister waay insister say taalibe ngi noonu dëgg la taalibe yaa ngi noonu boo nee noo ñu ne noo attaqué ñu attaqué avancé ñu avancé approché ñu approché marché ñu marché en arrière ñu en arrière jàmbaar jaa ngi noonu waaye tàcculee bu ngeen jege see day gën a neex bu ngeen jege see day gën a neex le king of the king Astou Gueye de insistel le khalife général des Moulé ndax nit ñi dañ fi nekkoon di wër ñoom Serigne Ndiaye di wër Serigne Seck wër Serigne Keita wër Serigne Tunkara wër fu nekk ci àdduna wërgal këpp soo demee ma ne la Serigne su bëri lambatu nañ jabaru jàmbur yi ba taayel jàppal ma natal la jàppal ma sang la jàppal ma laalal la jàppal ma bësala sama waa ji lool dalu la les frères rouges le meilleur marabout de sa génération le jantal mara jàmbaar jaa ngi noonu ki nga xam ne àdduna wërgal këpp amul benn sëriñ bu fi taxaw ne moo am association dama la yaa boole Allemagne yaa boole Europe yaa boole Asie yaa boole Sénégal yaa boole Afrique yaa boole ñëpp def leen benn macha allah suñu sëriñ baa ngi noonu panel bi di jàngal góor di jàngal nit ñi alxuraan di leen jàngal nit ñi seen yonentu bi macha allah ba tax na nag sëriñ bi tey nag lan mooy question bi macha allah ñu daal di jub nag li nga xam ne moom mooy programme bu mag doyen ndax bu ñu nee association nationale dafa am mooy taalibe yi nga xam ne Thierno Moule Sow dañ leen a faj ñii ñu bëgg Thierno Moule Sow te yàlla tax ñii mu jëflanteeg seen njaboot ñu boole jébbalu ci Thierno Moule Sow ne ko yaay suñu wasila dénk leen seen bopp àdduna ak àllaaxira benn ci man waaye tàccu leen seen bopp mi ngi noonu ak waa Sénégal bi te ku ne Gambie ne Thierno Moule Sow bëri na fa ay taalibe waaye bëri na ñu fa dimbali te yàlla tax ñoo ñëpp ñu ëlbatiku boolewu bokk ak Thierno Moule Sow nday ak baay waa international ci kayit yi ci visa yi ci virement yi ci voiture yi ci visa yi ñëpp namuñu dara association internationale ban sëriñu ko fi am waaye waxu leen maafe benn association boo xam ne marabout traditionnel sama waa ji yaa ko am muy association internationale bi nga xam ne Ousmane Santi sama ruusi moo ko jiite li nga xam ne Europe Asie partout dans le monde États-Unis diaspora ñëpp nag ñu war a dajaloo nag macha allah daal di ñëw ci samedi bii nga xam ne mooy le 15 ñëw pour indi seen ziar ñëw yeesal seen njëbbal ci ki nga xam ne moom mooy Thierno Moule Sow ñu bëggoon loolu nga jox ñu ci ay leeral ñu lancé waat appel képp kuy téléspectateur mbokku xarit ak soppe taalibe fépp kuy soppe alaaji Thierno Moule Sow ñu invité la ci ziar bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar yeesal suñu njëbbal. macha allah
alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi azim. Gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ñoo ngi leen di nuyu yéen mbokk taalibe yi mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm macha allah di nuyu équipe bi yëpp waa TMS TV ñoo ngi nuyu doyen macha allah defe naa ne barki Dembo Ndiaye ngeen jóge Casamance macha allah ñoo ngi nuyu waa Casamance bu baax gis nañ vidéo yi macha allah gis nañ foofu macha allah am na solo ñoo ngi nuyu Soxna Ngone Dia macha allah di nuyu aussi suma sécurité yi ma àndal chef de secrétariat ma mule macha allah Amadou macha allah gis ngeen champion kii Konaté ak lieutenant Diop ñoo ngi kontaan bu baax di am mbégte nag la ñu am vraiment le 15 bi nii vraiment mbégte la ñu am suñu taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk Gambie ñii ñoo nekk Angleterre macha allah ku mel ni Ami Mané vraiment moo ngi dagg biyem jóge Angleterre ñëw ba Gambie ànd ak waa Gambie taalibe yi ñoom ñëpp ñu ñëw préparé wu pour def ziar vraiment loolu mbégte lañ ci am macha allah di sant suñu borom bu baax a baax di ko waajal bu baax di nuyu Soxna Ngone Dia macha allah di nuyu président Alseyni Silla Moule vraiment ñoom it ñoo ngi préparé wu association nationale bi nga xamante ne moo nekk Sénégal ñoo ngi def seen waajtaay di waajal bu baax a baax bu ñu limee dañuy juum di nuyu association nationale bi nga xamante ne taalibe yaa ngi nii toog waaw vraiment ñu bëgg sëriñ bi vraiment di waajal nag lu rëy pour def ziar bu rëy vraiment ànd ak seen doomu ndey waa Gambie ñu ñëw ñu fas yéene ma ziar fas yéene ma delloo njukkal vraiment macha allah loolu dama ci am mbégte di woo ñëpp di woo sénégalais yi di woo ñëpp nañu dalal Gambie ndax Gambie ak Sénégal benn la nañu dalal leen ñoom ñëpp bu ñu ñëwee fii seen kër la ndax Gambie ak Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñoo ngi nag waajal bu am solo maa ngi ci ànd ak madame Sow macha allah la reine di ànd ak aussi équipe bi Yatma vraiment ñoo ngi préparé wu ay traiteur la ñuy jël pour teral taalibe yi waaw. waaw déjà génne naa presque boo xoolee traiteur bi rek 885 000 laa ko jox loolu pour reer la rek buffet macha allah loolu pour reer kese la buffet ak ay ginaar vraiment ak ay jus locaux vraiment loolu pour xam ngeen ñun teraanga lañ xam waaw loolu spécial pour reer la 885 000 laa jox Yatma démb ci guddi mu jox ko traiteur bu mag boobu muy ndóoy nga xamante ne vraiment yàgg na ci kër gi macha allah moom mooy fas yéene ñëw ànd ak équipe am waaw loolu nag lépp ñu def ko ngir teeru suñu gan ñi ngir teeru suñu taalibe yi ngir teral leen xam ngeen Thierno Moule Sow teraanga la xam Thierno Moule Sow lu baax la xam waaw xam ngeen Thierno Moule lu baax la am maanaam lu baax la xam parce que nit ki noo mel naka nga mel rek noonu ngay doxee man ni ma mel waaw nit ki ni nga mel ngay doxee man dama bëgg lu baax bëgg yëre yu baax bëgg lekk bu baax bëgg parfum bu baax macha allah di jaamu yàlla nag bu baax a baax ndax nag ñun amuñu ay nelaw dañuy fanaanee toog di xoolee macha allah du ñuy nelaw di jaamu yàlla bu baax waaye nag booy jaamu yàlla aussi dafa war a feeñ ci yow mais doo nekk jaamukatu yàlla rek bi nga xamante ne ku la gis daf lay yërëm nga nekk miskina déedéet jaamu yàlla da ngaa war a set civilisé di sol yëre yu baax di xeeñ lu neex ngay mën a jàkkaarloog suñu borom di ko jaamu kon nag am na tamit nag bi ñuy rey fii loolu spécial la pour añ dañuy jëlaat ñeneen toggukat parce que dama ci doon wax ak Alseyni mu ne ma nañu jël gars yi taalibe yi pour ñu togg ma ne ko bugguma sonal benn taalibe yi nañu sàncee def seen yi baax sol def seen i parfum ñëw toog waaw bu ko defee dinañ ut ay toggukat bu ñu ñëwee ñu togg ñu sarwe nit ñi lekk jour boobu macha allah dinañ wàcce ay kaamil dinañ def ñaan képp ku fi ñëw sa aajo dina faju defe naa ne aussi waa international am na ñuy jóge ci association Darullah international bi nga xamante ne Ousmane Samsi Samarouchi moo ko jiite defe naa ne Fama Sow Moulé defe naa ne bientôt dina egsi ci guddi gi
defe naa ne am na ñeneen ñi nga xamante ne ñëw nañ ñoom it bëgg nañ fekkee affaire bi kon nag ziar bi maanaam ziar la bi nga xamante ne képp ku ko rate nga lu rëy ndax nag ñaan duwaa jaabi dafay génn maanaam waaw duwaa jaabi dafay génn képp ku fa ñëw sa aajo dina faju kon ñoo ngi invité ñëpp ñoo ngi invité mule yi di invité soppe yi di invité ñëpp gars yi dañuy ñëw dajaloo fii ñu def ay biis ñu ñëw fekk ma ca Ngor Almadi macha allah sama kër gi foofu laa koy defee. mbooloo mi waaw. sëriñ bi da nga ko tudd léegi ndax dañu gis bu nit tawatee ñu ne nañ yóbbu Casamance ndax dañ jàpp ne Casamance fa la borom xam-xam bi dëgg la. ah mu am nag lu rëy loo xam ne moom nga ñu yónni woon ñu dem Casamance mooy kooku nga xam ne jabaram vraiment daf ko jaaxaloon trop am yu àndal yu ko sonal bañ ne ko sa jabar mënul am doom fu nekk dem na fa mu jógee Casamance daal di fi ñëw yàlla def mu am doom bu góor daal da ko tuddee ba mu la ko tuddee sax yëganduloo ko bu ñu ko tuddee ba pare la ko yëgal may wax ne ku la lebal keer nga fay ko guddi nga yëkkati presque bu ñu xoolee lañ yóbbu ëpp na 500 000 francs ci ay yére ak lu ne ñu dem vraiment jébbal ko mel da nga gënte waat sa turandoo boobu rawatina nag ñu am occasion dem ci teen bu tedd boobu nga xam ne macha allah wàllu woowu moom moo ko gas ka nga xam ne mooy gàllee foofu di borom xam-xam mun na ma yéen dey xaw ma kan moo leen fi yebal mais ki leen fi yebal ku baax la ku am xam-xam ndax fii du n'importe qui lañ fi yebal c'est la première fois organe de presse ñëw fii def fi reportage kon nag dañ lay gërëm bu baax Casamance kontaan nañ ci yow jërëjëf bu ko Jemberen kontaan nañ ci yow macha allah ñu lay ñaanal di la gërëm boo xam ne am na fu mu tàmbale mais amul fu mu yem en tout cas daal xamal ne waa kër Thierno Moulay Sow junior bébé macha allah kontaan nañ bu baax sëriñ ci li nga def merci doyen vraiment di kontaan bu baax a baax ci seen dem Casamance vraiment suivre nañ vidéo yi yoon bi yéen a ngi woone vraiment ngi animé am na solo trop vraiment loolu mbégte la comme ni ma ko doon waxee rek xam nga bu njëkk dañu doon wax Casamance foofu la xam-xam nekk foofu la sëriñ ci nekk ku jóg wax Casamance boo joteeg nit sax mu ne dama la yóbbu Casamance ci jalangi waaw macha allah yàlla def na nag léegi waa Casamance ñooy déplacé wu def dérangement ñëw ba fii maanaam ñooy déplacé wu ñëw ba fii seet si ma dimbali leen defe naa ne loolu sant suñu borom la loolu sant yàlla la ndax nag vraiment seetaan ngeen vidéo yi te defe naa ne dem ngeen fu ma neex mooy teenu El Hadj Cheikh Omar Fouti Tall macha allah nga xamante ne waliw la bi nga xamante ne dama ko nangul dama koo bëgg aussi parce que jinne yi boo leen xoolee temps yi ma nekk unité 19 jinne yi wax nañ sama diggante ak moom ñu ne la Cheikh Omar Fouti Tall dina la seet si te xam-xamam ñëw na ci man xam-xamu Cheikh Omar Fouti Tall ñëw na ci man xam nga Cheikh Omar Fouti Tall 41 ans def na ko xare macha allah musul am defet 41 ans def na ko xare saa yu demee xare mu daan saa yu demee xare mu daan macha allah waaw xam nga moom la seul marabu bi nga xamante ne mënuñu la wax bàmmeelam fii la ndax deewul macha allah dafa xaar xeer bi dugg ci macha allah yàlla def na nag baatin bu nekkoon ci moom moo ngi ci man kon nag jinne yi kon liñ doon wax egsi na kon nag loolu kontaan naa ci gis naa ngeen dem ci teen bi ci jullikaay bi ba nga ne le sëriñ bi vidéo yëpp neex na ko waaye bii moo koy gën a neex loolu ba nga koy wax dama ne doyen dëgg la wax ndax man macha allah këru yàlla yi néegu yàlla yi daf maa neex foofu it incha allah dinañ waajal li ñu fay def pour foofu noonu ñu yanjal ko ba mu rafet macha allah waaw di kontaan bu baax a baax nag ci sama turandoo di kontaan aussi waa Casamance ndax yóbbu ngeen fa tranga yóbbu ngeen fa ay wëlis yu yére vraiment yóbbu ngeen fa xaalis bu bari parce que tamit teranga moo koy fay nit ki ñaanal la ba nga am doom vraiment nga jël tur bi jox ko loolu dafa rëy moo tax nag macha allah ma ne man tamit dinaa def teranga
comme ni nga ko waxee valeur de ëpp na 500000 vraiment ñoom ngoone ñoo demoon ak Alseeni ñu ndugg def lépp vraiment macha allah ngeen jox kontaan kon loolu sant yàlla la kon nag xam-xam moo ngi Dakar fii xam-xam a ngi fi waaw sant yàlla rek noonu la léegi nag mbir mi defe naa ne dafa tourné macha allah gars yi dañ doon yaakaar fee mais mbir mi Sénégal fii la ne waaw kon nag sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi salaa salaam loolu yëpp suñu borom la ndax man lépp yàlla la ak yonente bi yàlla lim ma defal xam naa ko ndax nag dama koy sant ndax foofu borom xam-xam yi bari nañ mais fii la mujjee ñëw aajoom faju fi kon nag yàlla li ma defal rëy na léegi nag clinique bi tamit bientôt macha allah ñoo ngi ci préparation yeeg yooyu defe naa ne Diop sax tey fa la yendu ci building bi nga xamante ne macha allah boo leen ko gisee di ngeen kontaan jàkkaarloo géej gi macha allah bientôt ñu inauguré suñu clinique incha allah merci. cay jàmbaar ji kenn du moom ci mim réew béggati ci yow rek béggatu si suñu waaji rek mi ngi noonu la jantal maara mi ngi noonu clinique bu ne muut ci man ci ñun macha allah 2 millions et quelques ni ma koy waxee ci saa su ne mu nekk immeuble bu am jëmm boo xam ne lépp ndax taalibe yi ak patient yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci moom kon nag jaarama Thierno Moule Sow les frères rouges doyen kon mi ngi noonu loolu am na solo gis nañ sëriñ bi entrée bu am solo bi mu def. waaw daam wax nga dëgg Ngoné vraiment li ñu naan entrée fracassante moom la def entrée fracassante moom la def vraiment def ay révélation yu. macha allah def ay révélation yu grave vraiment yu am importance yoo xam ne aussi nit ñi ñu ngi ko doon xaar ci moom franchement les gens sont très contents parce que nag moom bu ñëwee dafay créer enthousiasme dafay créer ambiance dafay créer ambiance au sein vraiment des patients ba nga xam ne léeg sax dafa am ñoo xam dañuy fàtte sax li leen fi indi woon ndax bu ñu ko gisee rek maanaam dañuy daal di kontaan ci moom vraiment mu nekk ay événement sur événement à chaque fois que lui il arrive c'est un événement de tous les jours ma ne ko c'est un événement de tous les jours alors gis ngeen donc il vient de s'installer sur sa chaise royale ici à son cabinet médical situé en face de la plage de Cambérène à côté du terrain Diamono alors les quelques jours yi nga xam ne moom la fi dese moom lay passé fii parce que dans quelques instants rek ci kanam tuuti rek di ngeen ko dégg vraiment de l'autre côté muy immeuble boobu nga xam ne nii il l'a payé cash du prêt du lenn loo xam ne nii vraiment am na ci lu mu ciy xaar wala nangam ak nangam waaw daf ko jënd comptant à plus de 244 millions par chèque voilà dégg nga alors donc defe naa ne loolu leer na te xam nga liñ naan chèque moom kuñ ko bindal wala ku ko bind xam na ne am na provision du dëgg donc kañ jox chèque bi moom xelam dal na parce que xam ne bu demee soobee yàlla dina fa fekk montant bi nga xam moom lañ bind alors donc ñuy préparer nag le grand événement mooy maanaam sëriñ bi war a installer dans ses nouveaux locaux dans son nouveau cabinet mais aussi di wax patients yi accompagnateurs yi bu ñëwee ils seront très à l'aise parce que sëriñ bi bàyyiwul dara au hasard il a aménagé des espaces vraiment pour accueillir tout le monde dans de meilleures conditions mais aussi cette télévision qui a fini en tout cas de faire le tour du monde muy la TMS TV tamit aura un nouveau siège sous la bénédiction de El Hadji Thierno Moule Sow le rendez-vous pour tout à l'heure pour d'autres reportages avec Ngoné Dia et Aziz Diagne sur la TMS TV. ngeen ginnaaw bi sëriñ bi du génnee ba dugg ci li nga xam ne moom mooy cabinet ñu daal di ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy entrée des patients tey nag mooy ñi nga xam ne ñu bari ñoom ñoo possédé te ngeen di gis kër El Hadji Thierno Moule Sow ñu ci bari nag du leen gis ci li nga xam ne moom mooy écran bi kon nag tey gis ngeen tey la mardi macha allah le 11 janvier n'est-ce pas gis ngeen ñu ngi noonu di ñëw gis ngeen femme bi nga xam ne moom moo jiitu noonu ñu
nekk ay patients yi nga xam ne fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw ndax xam-xam ak baatin bi nga xam ne yàlla da koy jox Alaaji Thierno Moule Sow ci wàllu patients yi nga xam ne dañuy ñëw seen wàllum consultation seen wér-gi-yaram lépp ci biir waaye tamit ay patients yi ngeen xam ne tamit ñoom ñooy ñëw ci li nga xam ne ñoom ñooy clinique bi ñuy def traitement maanaam comme li may wax ci saa su ne ñi ngeen di gis ñi daanu ci vidéo yi ñoo gën a néew ci ñu Alaaji Thierno Moule Sow macha allah ñi nga xam ne di jëflanteel am na nag ñu bari ñi ngeen di gis ñoo xam ne du ñu daanu macha allah gis ngeen na tey nag mule yi bari nañ fii ñi nga xam ne dañuy ñëw di def li nga xam ne moom mooy consultation gis ngeen li nga xam ne moom mooy soxna Assou Gueye macha allah ak ki nga xam ne tamit moom mooy soxna daal di jóge foofu moom tamit ci Thiès muy taalibe Alaaji Thierno Moule Sow ginnaaw ziar bu mag bi nga xam ne moom la ñuy waajal li nga xam ne moom mooy samedi le 15 janvier 2022 gis ngeen noonu patient yaa ngi noonu di yéeg ànd ceeg ki nga xam ne moom mooy macha allah Diop Moule gis ngeen ñuy visiter li nga xam ne moom mooy saagi patient yi ndax ku fi ñëw nii lañ koy defee ci saa su ne parce que ñu fi ñëw mën nga posséder te doo ko xam te jinne yi ci saa su ne mën nga yor arme wala dara loo xam ne boo daanoo dootoo nekk teeg sa sago doo mën a contrôler sa bopp moo tax dañuy visiter seen saag ndax yoroo lu mel ne seetu wala dara arme blanc loo xam ne dina la mën a indil ay gàllankoor ak ay jafe-jafe mi ngi noonu nag gis ngeen Diop ak ki nga xam ne moom mooy sécurité bi Konaté ñoom ñoo ci nekk di visiter li nga xam ne moom mooy bagage yi àdduna wërngal këpp nit ñi fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw seen wàllum consultation wàllum wér-gi-yaram lépp rek ndax lan Alaaji Thierno Moule Sow xam-xam ak baatin bi nga xam ne yàlla suñu borom moom moo ko jox kon nag mi ngi noonu patient yi ñi ngi noonu di yéeg macha allah gis ngeen daal lii fii lañ koy bàyyi parce que salle bi nga xam ne macha allah la duñ ci bëgg ay teg naa fii sama dàll teg naa fii sama saak teg naa fii lépp nag caméra surveillance yi mi ngi fii toilette yi kese yaakaar naa ne la caméra surveillance nekkul lépp rek ndax bëgguñu fi kenn kuy laal alalu jàmbur wala kenn ku fiy def loo xam ne naka su dul noonu gis ngeen noonu patient yaa ngi noonu macha allah lépp tamit ànd ceeg Konaté ci gel hydroalcoolique bi moom lu ñuy jël di laal seen loxo te duñu fàtte ne tamit Covid bi mi ngi fii surtout ak beneen maladie bi fi nekk macha allah microbe yeeg yooyu yëpp daal di désinfecté li nga xam ne moom mooy loxo yi lépp nag mi ngi noonu gis ngeen patients yi dugg si nañu muy patients yi nga xam ne fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw France ci sous région bi Sénégal fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw kon nag mi ngi noonu ma ànd ceeg ci caméra bi ki nga xam ne moom mooy Kara Seck macha allah gis ngeen ginnaaw bi caméra bi patients yi duggee ba daal di installé ci li nga xam ne moom mooy suñu salle VIP bi gis ngeen noonu ñu dellu siwaat rek ma ànd ceeg toujours Ngone Dia Moule macha allah ci li nga xam ne moom mooy reportage bi après ñu dellu siwaat léegi xam naa 5 minutes rek ñu daal di ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy grand reportage kon nag merci restez connectés sur la TMS TV télé bi leeral lépp lu na bëggoon daal di làmboog njëriñ